tool yi toppatoo nañ ko parce que bay ba toll fii nii ngay sàggante mu ba muy yàqu itam loolu dara jaru ko parce que ñu bëri seen bayteef yi mu ngi yàqu ci time harvesting di nga bay lu bëri waaye harvesting bi duñ ko doon mën a def properly lu bëri daf dee kasaara si time harvest so loolu yëpp maa ngi leen si lii ne am nga ni ba pare itam ñu bàyyi xel itam am nga jula yi time bii nii ñu bëri si la ñuy jóg xam nga ne waaw soxla nga xaalis tuuti xaaral ma jox la tuuti $100 su ko defee soo góobee sa dugub bi nga isil ma lii xam nga di nga gis ne balaa nawet bi lii sax ñu bëri jaay nañ seen dugub bi te loolu yëpp dañ ko war a bàyyi xel ñu xam ne rek xam nga comme ni nga ko waxee loo bay rek pour sa bopp la waaw mu waxuñu ne doo si jaay tuuti waaye at least itam xam nga bàyyi ba mu pare moo gën nga am nga ngay jël loo xam ne nii du la jëriñ dara xam nga nit ñooy jox la $100 ni la soo paree da nga ma war a jox 5 kilos dugub xam nga te 5 kilos dugub soo ko jaayee su paree soo ko jaayee is over $400 waaye bi ko gis na sa soxla rek mu jox la $100 léegi nii si nawet bi na la waaw ok waaw soo paree yow itam di nga ko jël bi ko xam ne da nga xala désespéré waaye nga bàyyi xel itam ne loolu itam yàq la yàq boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax soo li ma dëggal ñëpp mooy daal doo ñàkk am soxla waaye nañ ànd suñu xel ànd suñu sago li ñuy liggéey ñu toppatoo ko ni mu waree parce que loolu mooy li ñuy jëriñ. mbokk yi gannaaw bi ñu jeexalee tukki bi ñu doon def ci biir réew bi yëpp nekk tey ñëw nañ ci office suñu directeur général ñu tuddee ko docteur Cheikh Dramé Cheikh bëgg naa yow tamit nga wax mu sa xalaat ci nawetu ren bi. sant yàlla bi ma delloo ci benn ci suma kontiwaat trek yi fekk taw bi door na nit ñi nag jiyee dooruñ ñi teel a ji bi suuf si demee ba tooy ñooñu di nga gis ne liñ ji yoon yëpp baax na ñi mujjee ji itam des na ci fi nga nekk ci réew mi ak naka la distribution yi taw bi ñëwee waaw waaye overall daal mbéyteef bi baax na ndigte soo ko seetloo taw bi li ci ëpp yëpp ci biir August waaw la am te ñi jiyoon ci July bi itam nga am ne August bi dugga na mu taw mbéyteef bu bari waxtu bi ñoo am seen flower yi seen bouquet yi waxtu boobu la mbéyteef yu bari day gën a soxla ndox te yàlla def na ne ci August bi ndox moomu am na suma yaakaar loolu dimbali na mbéyteef yu bari yoo xam ne ñu ngi leen di ci July bi ñu dugg ci biir August bi li ma pour dénk ko mbokki béykat yi rek mooy ñuy jokkoo ak agriculture bi te agriculture bi looloo ñu fi taaj liñ ñoo fay pour loolu la pour ñu jokkoo ñoom pour leen yokk a xalaat su ko defee fi ñu war a jaaral mbéy mi ñu jaaral ko fa pour mun a am liñ cee war a séntu. I thank the Almighty Allah for
what we have achieved so far. Since 1994, there are many Gambians who know what I can do. A lot of people have been treated in silence or under strict conditions of confidentiality. In fact, the first and most important condition is that the person must be diagnosed by a medical practitioner or from a medical institution that the person has this particular disease. The patient would accept to be treated publicly. These are people who have the disease for at least 12 years. Now most of them, when you check the date of diagnosis and when their problems started or when their partners died, it's almost 12 to 13 years. So we are not dealing with a new case or somebody who has been infected just a few years ago. But you will see that I said 3 days. And obviously, when you go to the records, which is filmed, which is on video, on tape, you will see that even after the first treatment, the first day, the first treatment in the morning, they have seen marked improvement because they all came with severe abdominal pain, constipation. Somebody was having constipation, chest congestion. Some of them, one was suffering from chronic dizziness, loss of appetite, and they could not even stand for a long time. The results are really very impressive and excellent. In fact, most of the patients presently, they have a CD4 count of between 195 to 1,338. This is an excellent news. This means that the treatment is going very fine. There is marked improvement with the patients from the laboratory point of view. This clearly shows that the treatment is very, very effective, and we are really having gains now, which we can declare to the whole world that before the treatment, we have patients who had a CD4 count of less than 50 and now are having an increment in their CD4 levels. Well, I have always been very confident that anybody with AIDS or HIV/AIDS or HIV positive, if you reach here, you will not die. You will be cleared of the disease. Sometimes it will take, it ranges from 3 days to 10 days to 20 days to 30 days. They are among the worst case scenario when they arrive here. You know, as I said, when they first arrived, some of them could hardly stand for 2 minutes. And you know, also, you realize that with the one that had it for 2 years, 9 months? Yeah. 2 years, 5 months. He has the highest score on the CD4 count. He has 360 something. Yes, which is very remarkable in 10 days. Most of them had very big problems with their internal organs, like intestines, and especially the women also had chronic problems at the AIDS. But they're all, now they're not coughing, they are not wheezing, and you see, they can run. So the powers come from Allah, the inspiration is from the Quran that you have to be of service to humanity. You know, you cannot pay Allah with money. You cannot offend Allah directly in most cases. But you can offend Allah by offending humanity, doing wrong, evil things to human beings. You understand? So if you do good things to human beings, you are serving Allah, and that's the inspiration.